bu yor jotee rek ngeen nekk en direct ànd ak seen programme wolof tey nag mu fi wuutu sama càmmiñ Ibrahima Idrissa Wade di ko ñaanal jàmm fa mu nekk di ko wax rek na dellu si waat si ñun bu gaaw ci jàmm tey nag ñu dalal fii ñi nga xam te ni ñoom ñoo di association Waalo Sport Waalo Sport comme ni ko tur bi di wuyoo rek ña nga ca Waalo di def wàllum tàggat yaram ci loolu ñu fi dalal ki di président bi di Assane Diakhaté moom moo nekk si sama càmmoñ ci sama ndeyjoor ki di Medoune Gueye moom nekk trésorier général ba ca association bi ma bàyyi leen ñu nuyoo ak yéen laataal ñuy ñëw ci suñu waxtaanu bés bi monsieur le président yow la ñuy doore. Minax. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu jotaay bi. te mbégte ci li ñu invité pour ñu teew ci plateau bi donc di ñaan yàlla aussi que loolu mu continuer rek. jërëjëf sama ndeyjoor kii di Medoune Gueye moom nag nekk ki nga xam te ne moom moo yore wàllum koppar gi foofu la ci association ba Medoune. waaw asalaamaaleykum Miner. waaleykum salaam yàlla ñoo ngi kontaan trop. ci invitation bi. di ñaanal yàlla télé bi yàlla jëmale gi kanam yéen it mu may leen kàttan parce que yéen a ngi def lu rafet. jërëjëf aussi ñoo ngi ñaan yàlla def lépp. jërëjëf waaw kon nag association Waalo Sport boobu rek yow ñu ko jiite di Assane Diakhaté ñu bëgg a xam rek Waalo Sport boobu kañ la judd ak lan moo ko tax a jóg. waaw xam nga dëggal Minax. Waalo Sport mi ngi judd en 2013. ci nu mu juddoo mooy dafa am benn groupe. yi nga xam ne ñoo nekkoon di fréquenter ensemble. des amis disons loolu ñu mën wax quoi. di waxtaan et ci seen biir waxtaan ñoom xalaat pourquoi pas ñu mën a def benn tournoi au nom du Waalo Sport bon muy li nga xam ne dafay lëkkale dëkk yi dëkk wolof yi surtout boole jeunesse bi ñu mën leen tàggat ci benn fànn bi nga xam ni xam nga sport aussi dafa nekk benn facteur de développement facteur d'économie facteur de réconciliation ci lu mu ëmb dafa bari aussi quoi donc ci idée ba noonu la ñëwee en 2013 ñu ko commencé voilà. d'accord kon nag 2013 ba 2021 macha allah mel ne kon association bi mi ngi def lii di ay jéego ba tey tournoi yooyu ngeen di def wàllum jongante la su ma comprendre ci dëkk ak dëkk waalo yi ñoom ñooy jongante wala rek ay ndaw rek ñooy def seen benn former équipe rek bokk ci jongante bi. waaye tournoi boobu li nga wax nii comme ni nga ko waxee dëkk ak dëkk ci dëkk yi la parce que 23 villages yi fi nekk yi. saa yi ñu commencé. ci li ñuy convoqué équipe dëkk bu nekk ñu convoqué la. waxtaan na ñoom ngi def réunion waxtaan. tamit suñu programme. koo xam ne pare na pour participer mu ñëw participer. te loolu fii nga koy defee aussi ci Nouakchott. tournoi bi Nouakchott la ñu koy defee. kon Waalo Sport la waaye jongante ba nekkul ca Waalo fii la ci Nouakchott. waaw fii la ci Nouakchott fii la ñu koy defee. d'accord Medoune Gueye yow ku ni jongante ci wàllum sport wala sax sport en général ku wax sport wax koppar. est-ce que am ngeen ñoo xamante ne ni ñu ngi seen ginnaaw di leen di jàppale ngir seen tournoi boobule. waaw question bu neex la ci ñoom parce que yàlla def na man ça fait 4 éditions yëpp man maay trésorier général bi. wàllu koppar nag xam nga neexul génne mais quand même alhamdulilah neexul di wax ci mbooloo ñoo ngi góorgóorlu bu baax parce que am na ñu jàppale am nañu ay mag. suñuy cadre yu baax yoo xam ne ñuy topp ñun suñu biir ñoo ngi parce que groupe la bu nga xam ni toujours mën na am lu lëj sax ñoo koy lijjanti seen bopp balaa keneen di ñëw parce que mbir mi ci nun la commencé ku ñëwee dag nu ci fekk loolu la koppar bi nag du doy ci organisation moom dafay lu ci doolee ko rek day baax. dëgg la est-ce que équipe yi nga xam ne sax ñoom seen bopp parce que ku ne xam na ni day am ay cadre village day am ay cadre yoo xamante ne ñu ngi ci biir village yi est-ce que cadre waalo yooyu ñoom seen bopp ñu ngi supporter équipe yi indépendamment sax de association yéen bi ngeen nekk. waaw non cadre yi wax dëgg yàlla ñun heure bu ñuy commencé. suñuy ouverture du ñuy jóg déplacé sax dem ci ñu bare du ñuy jóg ba ci ñëw ci yow. bare na ñuy ñëw nag di ñu fekk si am na ñuy wax dëgg yàlla. am na ñoo xam ne def nañu seen képp le maximum. heure bu ñu ñëwee yaatal nañu parce que nit gi du nga jox ko sax ba ñëwee am na nooy ubbeekoo suñu biir wala nga bëgg li ñuy def. dëgg la ñun loolu def luy neex parce que koppar bi yëpp nga bëgg li ñuy def. ak nga xam lan moo tax ñu koy def
loolu moo ñu gënal. macha allah. donc ñu ñëwaat rek ci Assane Diakhaté di président bi di association wàllu sport wax na moom wàllum li nga xam te ni moom moo di wàllum koppar gi mais ñu ñëw ba tey rek ci li nga xam te ni moom moo di historique bi ngeen ko dooree ngeen ni atu 2013 ba léegi est-ce que du ñàkk ni am ngeen ci ay jafe-jafe yoo xamante ne nii léeg-léeg xëy na du leen dab ci compétition bi. waaw effectivement loolu am na ci mënu ci ñàkk aussi. parce que 2013 ba léegi la nañ ci suñu 7e édition. donc bari na ay gàllankoor yi nga xam ni am nañ ko. te li ko waral mooy xëy na ñàkk moyen bi. wala xëy na ñi ci war taxaw dëgg-dëgg dañ ci des taxaw. taxaw bi dafa des. mais quand même ñi nga xam ne ñu ngi ko féetee di ci yëngu. lépp li nga xam ne ñoom mën nañ ko ak am nañ ko xam nañ ko ñu ngi ko ciy def. dëgg la léegi est-ce que am ngeen lëkkaloo bu dox diggante yéen ak waa fédération de football comme que yéen a ngi woon yëngatu ci wàllu football. waaw non loolu nag amu ko. parce que lëkkaloo boobu amagul. waaw parce que je pense que nga xam ni il faut ñu am ko pour ñu mën a assurer ni bari parce que il faut nga am récépissé. mais loolu nag démarche boobu jotuñu ko def. jotuñu ko def d'accord li ngeen di xaar 11 jours la ak remplaçant. yàgg na booba léegi ñu ngi ci. ñu féete ko bor bokk na suñu objectif. d'accord est-ce que en dehors de yeneen sport yeneen discipline wala ci football rek ak activité xëy na yeneen culturelle est-ce que yeneen koy def parce que association sport jeunesse dafay ànd tout le temps ak affaire culture wala da ngeen focus rek ci wàllum football bi. waaw ñun nag dëgg ci football bi xëy na toujours suñu nekkee ci ay ouverture wala final daanu def tuuti folklore indi ay fecckat wala ñu man def ay sketch pour lu ci dara yooyu yëpp ñoo ngi koy jéem parce que temps bi moo doon xat xam nga jour final dafa gàtt temps bi dafa xat te ñun stade yi ñu football dañu am problème moom loolu rek mooy tax parce que mais nag ñoo ngi xalaat yeneen bari parce que am na ñoo xam ne du football rek li ñu bëgg am na yeneen ñu bëgg am na ñu bëgg làmb ñu bëgg leneen ñu bëgg ci daxañaale loolu yëpp bu ko temps bi may incha allah. dëgg la parce que wax tamit waalo di nga wax wàllum mbay di nga wax waaye tamit wàllum natt doole maanaam wàllum làmb mais stade yi ngeen di jël da ngeen koy abal wala da ngeen koy louer. non stade du ñuy fay. stade du ñuy fay amul lu ñu nuy abal. du ñuy fay stade lépp lu ñuy def yëpp du ñuy fay. amul lenn lu nga xam ne rek jëm ci organisation bi loo xam ni du koppar. parce que am yàlla may nañu chance ren stade olympique lu ñu defe woon suñu ouverture. waaye te ku nekk xam ne stade olympique du lu tuuti. finalement stade Malax la ñu nekk mais stade Malax bokk na ci xëy na sore na mais moo fi sës xam nga am na nga xam ne bu fekk stade capital dafa serré programme bi fa nekk. daan nañu ko jël daan nañu ko jox am na temps daan nañu ko am. mais nag léegi stade Malax la ñu nekk mais nag looy def yëpp koppar la. tout sécurité beeg yëpp amuloo looy def lu nga xam ni du koppar. koppar la mais yéen ba ngeen taxawee rek pour génnee koppar te comme ni nga ko waxee stade Malax bi moom dafa xaw a xëj 5e am na stade arena ba ak yooyu yëpp. waaw mais ñun nag yàlla daf ñu dimbali xëy na première édition ak 2e édition. li ñu doon football ci terrain yu parce que football bi léegi il faut sécurité bi mooy première. exactement parce que mënoo dajale mbooloo nit yooyu. surtout ay ndaw. ci nekk ci football. dafa fekk mbir moo xam ne ñi nekk mënoo assurer ñëpp. am na ñu nekk ci ko mode nit bu nekk mi nga fa. xamoo sécurité bi depuis 3e édition ba léegi. yàlla dimbali nañu
ci stade la ñuy football parce que stade Basra bi ci point bi la nekk bokk na ci lu ñu gënal ndax moo gën nekk fu waay jógee da ngay ñëw parce que man lax am na ñoo xam ne xamuñu ko woon sax dëgg la dafa xëy na at yi sax la duñ fa continuer dañu ko mais pour sécurité bi mooy doon suñu problème ba tey ci wàllum koppar seen entrée yi da ngay fay wala da ngay ñëw dugg gratuite. non entrée yi da ngay fay waaye dafa am nu mu demee entrée dafa am bu njëkk da doon fay bu lu ñu recettes yi yëpp ñun ñoo ko moom mais après ñu xalaat ni équipe yi dañuy jouer équipe war nañ ci def lu nga xam ni équipe bi mën na ci fay kaaram wala mu def ci regroupement am gannaaw ga du ñuy def nii bu ñu amee recettes yi ñu dindee dépenses yi 60% yi équipe yi ñoo ko moom ci ñoom lay dellu boo dindee dépenses yi recette bi ci équipe bi 60% yi équipe yi ñoo ko moom ku nekk am 30% 40% bi mooy des ci association bi 40% bi moom mooy des ci association bi léegi nag koppar googu association bi di yore ci fan lay dugg. koppar bi muy yoree moo di association bi dafa am nu muy commencé kopparam ci mbiru association rek lay dem parce que association bi kopparam du dem ci leneen lu dul mbiru association. macha allah léegi ba tey monsieur le président yéen a ngi nekk foofule yéen a ngi nekk waalo mën nañu même bu leen affaire bi fii ngeen koy defee ay waalo ngeen donc seen base manga waalo est-ce que waa waalo impliqué wu nañu bu baax a baax ci mbir mi est-ce que jël nañ ko def ko seen mbiru bopp. waaw effectivement parce que xam nga fii ñu fi nekk ay ressources lañu. donc ressources ku ci nekk am nga sa base fële donc dëkk bu nekk dafa am association. te association xam nga seen base aussi lépp mi ngi fële ci côté Waalo. donc saa yi ñuy xewlee. ñoom ñooy lëkkaloo ku ci nekk ak sa dëkk sa association nga lëkkaloo ak moom waxtaan ak moom xool nu nga mën a participer sa équipe nga ñëw participer. ku ci mën participer ku ci mën participer aussi xam ne mënoo participer. mais quand même lëkkaloo boobu moom dafa am ci diggante ñi nekk fii ak ñi nekk Waalo. dëgg la. macha allah kon nag ñeen ñi si saan rek ñi ngi dalal ñi nga xam te ni ñoom ñoo di waa Waalo Sport waa Waalo Sport nag nekk association boo xam te ne ni mun nañ ni ay ndawi Trarza ñoom ñoo ca bokk di def ay jongante football léegi nag ñu bëgg rek président nga ñëw ñun ci jongante ren bii nii jongante ren bi kañ la door ak ñaata équipe ñoom ñoo ca bokk. waa xam nga ren moom yàlla def na ñun fii ñu toll instant bi waroon na fekk sax ñu jeexal suñu mandat mais xam nga ren du ñu commencé Covid bi ñëw. dëgg la Covid bi de moom yàq na programme yëpp. muy indi gàllankoor lu mu yàq dafa bari kenn mënu ko wax. mais yàlla rek aussi doolu sant. dëgg la. bi ñu commencé léegi. parce que nekk na 2 ans pratiquement. kon édition bi bu mu commencé léegi mën na ñaari at. parce que association bi football yi muy def fii pour dëkk bi la te dëkk bu nekk dafa laaj so booy football say nit teew si say supporters teew si te aussi mënuñu dérouler match yi sans le public. ah oui parce que c'est pour le public. waaw te aussi il faut ci à travers public yi ci lu ñu mën a amee suñu recette aussi pour mën a fonctionner aussi doxal yenn yi ci mbir. donc loolu moo taxoon amoon nañu occasion pour mën a football sans public. terminé mais su boobaa du baax ci ñun parce que dañuy di gàllankoor. donc recettes yooyu ñu am moo tax muy dundal association bi. waaw booba léegi nag ci luy nekkoon ba yàlla def ne lii. chaque fois doon nañu ko programmé mais sottiwul woon. diggante bi nag bi ñu ko programmé le 18 décembre. ci lu ñuy jàpp pour def suñuy def finale 7e édition bi muy diggante Kër Mour Jëkk ak Kër Mour. waaw. d'accord mais ñaata équipe ñoo bokkoon ci bi muy door. waa ren presque 9 équipes ñoo participé ren. 9 équipes ci 23 villages. mais loolu moom mën nañu moom parce que 9 ci 23 lu ndaw la. waaw effectivement. lan moo waral yeneen villages yi duñu participer. waaw mais am na réalité la nga xam ne. village rek ñoo ko mën ñoo ko xam quoi parce que ñoo koy dund. parce que yow mënoo lu nga woote bu mbir jotee. nga woote yéegal ku nga war a yéegal ñëpp ñoo teew si. ngeen dem seen réunion waxtaan. wax li nga xam ni moom ngeen fas yéene def ren. parce que avant ñuy commencé daañu dugg village bu nekk daañu dem seet si la. waxtaan ak yow woote réunion en plus nga ñëw fekk si. ñu tëral li ñu tëral ñëpp ñu tëralandoo ko. képp koo xam ne nag pare nga yow
pour participer daa mën a jox sa participation nga ñëw participer ku pareel aussi xam ne aussi xëy na gàllankoor bi nga am moo la permettre moo la permettre nga ñëw participer donc dafa nekk réalité ba nga xam ni village yi ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo koy dund ñoom ñoo ko mën a fesal quoi mais ñun lu ñu mën mooy bu ñu xewlee rek ñu woote nit ñi boole leen ñëpp képp ko xam ne pare nga pour ñëw teew te participer nga ñëw teew si macha allah sport mu nekk luy dajale waaw mais dañuy gis ni des fois tamit sport dafay féewale maanaam am ñoo xam ne amuñu esprit wu fair play waaw te sport moom ku ne xam ne ne jongante la donc faaw kenn dem kontaan kenn dem mer waaye yëpp dañ koo war a def rek ci li nga xamante ne nii moom moo di jàmm ak salaam est-ce que seen tournoi bi du ngeen jànkonteel ak ay jafe-jafe yu jëm ci wàllum fair play. effectivement loolu mënu ci ñàkk parce que xam nga quelque part dafa nekk le charme du football parce que mënuñu ci bañ ka parce que sport de manière générale foo mënti dem rek léeg-léeg ngi si rëq nga xam ni bëggoo ko woon yooyu dafay jóge ci yenn côté yi nga xam ni c'est des choses inattendues mu ñëw brusquement comme ça indi li nga xam ni foog ko woon mais ci loolu yëpp aussi saa yu ñuy dem rek daañu jël suñu matuwaay yi nga xam ni lii daañu ko prévoir am na li nga xam nag léeg-léeg mu ëpp la doole doo ci mun dara mais quand même loolu kay mënu ko teqale ak sport bon li ci ëpp solo mooy que ne xëy na gravité bu mu war a egg mu bañ fa egg mais quand même loolu mënu ci ñàkk te aussi saa yu amee rek am suñu matuwaay xam daan ko jël ba mën ci indi ay saafara. est-ce que jigéen ñi dañuy teew ci stade yi. waaw effectivement jigéen dañuy teew ci stade yi parce que dëkk bu nekk am nañu seen supporter am nañu seen public dañuy ñëw teew si. waaye ñëw teew si ma loolu am na ab jigéen ñi ma am na parce que jigéen ñoom bu ñuy teew si wala xam nga football lu neex. ñoo yore xorom si. dëgg la donc supporter il faut voilà loolu la quoi mooy tax sax mooy motiver joueurs yi di gën a football. bon yooyu yëpp la ci bokk. loolu la quoi. d'accord kon ma bàyyi la rek surtout mu noppalu tonton Médine ñan ñooy ndaw ñuy bokk ci biir équipe yooyu ay footballeur lañu ay étudiants lañu. yan est-ce que am na critère yu de sélection wala village bi rek moom mooy xool nu ko neexee mu tëggee ko équipe ba indi ko. non football bi moom da ngay nekk ndaw. dëkk ci village bi parce que dafa am règlement nag. am na nooy nekk ci mën nga am sa papa dëkk jëkk. sa yaay dëkk Karmasène. waaw mais mën nga jouer ci jëkk mën nga jouer ci Karmasène. mais ñun suñu règlement bu fekkee da nga jouer ci benn dëkk da ngay toogaat ñaari at pour soog am dellu. beneen dëkk étudiant yaa ngi ci lenn rek la ci règlement bi boo nekkee joueur première division suñu biir terrain ñun suñu règlement ñett rek moo am droit dugg ci biir terrain bi joueur équipe nationale moom duñu ko joué loo ci kii bi parce que duñu yàq suñu joueur duñu gëm suñu joueur équipe nationale moom duñu ko dugal. ah mais doo leen dugal ñu jàngal xale yi gën a xale yi seen bool gën a jëm kanam. ñun am na ñu déjà génn ci ñun yi nga xam ne boo leen dee seetaan léegi ñu ngi ci biir ñu nekkoon ci ñun ñu ngi ci équipe nationale bi. waaw loolu tamit bëgg naa ñëw est-ce que yéen produire ngeen ay footballeur de qualité yoo xam te ni soit jóge nañ ci yéen dem ci D2 wala ci D1 équipe nationale et pourquoi pas même sax ci club international yi. non am na ay xam nga ñun moom. amaguñu ñun suñu équipe bu bopp boo xam ni. bii équipe bi Waalo Sport moo ko moom parce que loolu lu nu xalaat nga xam ne benn équipe bu nga xam ni équipe bu Waalo la. ñoo ngi ci xalaat daal mais pareegul mais suñu joueurs yi bare na ñu nga xam ne ñu ngi première division. nii ñu ngi équipe nationale. macha allah fekk nag ku nu ci seen ci ñoom rek duñuy kontaan parce que képp ku nu mos gis nga joué Waalo ñu seen la feneen. ñun moom duñuy kontaan. waaw parce que day mel ne seen ndam la yéen. fierté ndam lay la doon et si ndamu Mauritanie la quoi vraiment. bien sûr waaw parce que gis nañu par exemple waa Séliba bi suñu jàmm suñu kay ñoo tamit bëgg nañu def ay tournoi yooyu xam naa ci ñun lañ ko tricher donc est-ce que mën nañu xaar benn jour ñoom bu ñu paree waa góorgóorlu paree waa xod bi après nag ngeen def benn compétition bu nga xamante ni nag day nekk jongante régional. waaw mos na am sax parce que daan bu ñu tournoi Gidi Mara bi champion Waalo champion góorgóorlu champion kii mos nañu def benn ligue bu ndaw. ñoo ngi ciy xalaat encore yooyu toujours bëgg nañu ko di def pour ñu dajee. bien sûr parce que tournoi bi ñun suñu football moom. duñ ko def lu nga xam ne lépp luy boole ay nit la. du luy teqale ay nit. amul nag séparation ci kenn ñëpp tout le monde. na nga nekk Mauritanien mais nag tournoi bi.
Mauritanien moo koy joué. waaw bu déggee ci village la te pour nga kii faaw nga dëkk ci village moom. non Mauritanien nationalité parce que tournoi bi pour nga am licence. da ngeen am ay licence yoo xam te ni association bi moom moo koy délivré pour ngeen mën a football. ñun suñu licence ñoo lay defal licence bi yëpp ñoo lay defal. da nga jënd licence boobu wala nga koy waaye defal. da nga koy jënd mais ci lu yomb lu nekk lu jafe. mais yéen tamit nag est-ce que nekkul yéen tamit koppar moo tax 9 villages moo passé parce que bu dee non boo waree koppar- participer da ngay cotiser koppar mënul nga jënd licence. non ku xam lu nekk ci tournoi bi. wala man mi nga xam ni maa yore koppar bi ak sama équipe bi nga xam ne ñu ngi ànd ak man. xam nañ ni koppar doxal tournoi bi bu doon koppar rek tournoi bi du dem. dëgg la. parce que yàlla dimbali nu buñ ci nekkee ba léegi mbiru koppar ma suñu téye. te bu dee lu koppar di def rek yàlla defal nañu ci sutura ba nga xam ni daana ko def. mais tournoi bi du koppar amul koppar. fii ku fi nekk ci liggéey ku fi nekk di liggéey ñaar da nga koy bëgg. pour doxal dëgg la. yàq ci sa temps yàq ci sa alal ku ko bëggul loolu moom munoo nekk ci tournoi bi parce que dama kontaan sama équipe bi ñu am Pastef lañu ci li ñu def ne mbir mi yëpp résultat rek la ñu bëgg waalo kontaan ñu defar mu neex fair play duñu nii ñuy demee ci final ñun duñu stressé parce que toujours ndax bëgg ndam xam nga ku bëgg ndam moom toujours da ngay stressé mais amul koppar bu nga xam ni lu nit ñii da ngay gis ku ciy déplacé di dem carburant sax kan la ko jox te du mbir mi du lu tuuti da ngay jóge fii dem waaw dem ak dikk bi dafa metti wallaay moom léeg-léeg ñu am réunion PK am ku jóge Daara Naim wala nga jóge Première ñëw toog di réunion waalo bay minuit une heure xam ni ko ku bëgg a defar moo koy def du kuy wut koppar doo def da ngay xëy suba teel nga wàcc midi te ku nekk ci ñoom am nga looy def yàlla def na loolu macha allah mu nekk lu ama solo ndax lii day li mu ko wax rek day boole ndaxte xëy na parce que waalo moom ñëpp a bokk ala kulli xaal village boo gis am na kii jóge na fii sa yi fee la waral la jiitu sax la maamee sax ñoom bokkoon waaye comme nag dëkk bu ngande la ni mu ko waxee ñi dëkk PK ñi dëkk Daar Naim suñu toppee loolu rek nit ñi dañuy tasaaroo nga nekk sa mbokk si dëkk bi sax mais du ngeen xamante xale yi léegi tendance mooy xale yi léegi du ñu xamante ku ne da ngay judd si benn kër nekk si benn koñ fa ngay jàngee fa nga yëpp donc du ñu xamante donc bu tournoi bi amee ku nekk rek parce que ku nekk tamit fa nga dëkk ngay tiitoroo parce que soo àndul ak waa Waalo football di nga dem ànd ak waa ñeneen football te yaakaar naa ne nag bëy day ànd ak moroomi bëyam su bañee ànd ak cere loolu la ñuy faral waaw loolu la ñuy faral di wax mu nekk lu am solo président moo bëgg nga ñëw ñun ci finalu ren bi ban équipe ak ban équipe moom lañ koy ñoom ñoo ko seq nga jox ñu tamit bés bu mu war a am ak fu muy amee lépp daal. waaw ren incha allah. final bi mi ngi nekk diggante Jëkk ak Kër Mour. Jëkk ak Kër Mour. waaw muy le 18 décembre. ci stade Melex. ñu parrainé ko. ak le directeur de la SNCP. muy mu tudd sax. Babacar Diagne. Babacar Diagne. Mamadou Ba. Mamadou Diagne. Mamadou Diagne. Voilà excusez-moi Mamadou Diagne voilà. waaw Mamadou Diagne. donc moom la ñu ko parrainé. ñu gisee mu waxtaan ak moom aussi. mu rafetlu ko. muy sagam di sagu Waalo aussi. parce que xam nga daaw nañu def ay parrain. mais parrain yi pratiquement les anciens ñoo daan parrainer suñu tournoi bi. am na tournoi aussi amu ci woon parrain. mais ren moom dañu bëggoon innover. indi ci jeunesse yi. la jeunesse. dugal leen ci biir pour ñu mën a vraiment participer. xam vraiment ci lan lu ñu yëngutu. donc moom Mamadou Diagne mooy suñu parrain. ren ci final bi. d'accord lu tax seen choix boobu ngeen porté ko ci moom Mamadou Diagne. waaw effectivement parce que mooy lim la wax rek ba ren du ñu bëggoon innover. dëgg la innovation boobu nag moo waral ñu jëm ci jeunesse bi. ñu choisir ko on a pensé pas mal de personnes xalaat ñu leen. mais juste suñu xel ñëw ci moom. ñu jox ko xam nga léeg-léeg aussi dafay arrivé c'est léeg-léeg ngay natt benn mbir nga jékki-jékki rek sa xel am ci ko mu dem. dëgg la nga xalaat ni ñëpp ànd ci. donc noonu la demee. waaw macha allah moom nag Mamadou Diagne nekk ndaw. nekk ci réew mi fa tabarakallah macha allah loxoom set wecc moo mën a bokk ak mag yi
Mamadou Diagne su ma juumul moom mooy coordinateur IPR jeunesse IPR bu Waalo. macha allah di namu Waalo yëpp dañuy fier te di ko gis mu nekk ndaw ñu takkal ko ay nomba tànk fii ci dëkk bi mu koy doxee di ko taxawaay bu am solo. di ko wax rek ni ñu ngi profité ci fii di ko nuyu di ko sargal di ko ñaanal yàlla yokk ko dooleel ba fi nga xamante ne ni li mu bëgg mbébét gi mu am ci suqali réewam yëpp yàlla may ko ndaxte ay ndaw lañu waaye nag bëgguñu dara pour seen bopp lépp li ñu bëgg rek ñu ngi ko bëgg ngir seen réew ngir defar la seen réew. Mamadou Diagne moom xam naa ni moom foofu leen a jëy ku fa dëgg ni ko fa massa man tamit xam naa du ma des ginnaaw gëm naa ne rek képp ko xam ni rek bokk nga Waalo ca bés boobu di 18 décembre di nga yegg foofulee ca stade Melax ñu feesal ko nag dell daal di dem gunge suñu càmmiñ waaye tamit dooleel ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di waa Waalo sport ndaxte nag liñ naan dompat sax ci sot la bokk comme que Waalo moo woote rek képp kuy doomu Waalo dangaa lii sa devoir mooy nga dem nga wuy ji ndaxte loolu dina bokk ci li nga xamante ni moom moo leen di dooleel ak moom moo leen di jëmal kanam. Monsieur le trésorier général ñan ngeen di woo ci final boobu le waaw final bi moom ñoo ngi woo bépp doomu Mauritanie amul nag benn race ñëpp tout le monde parce que am nañu habitude léegi ñëpp ñooy ñëw ndax football noonu la mel football la lu nga xam ne day boole ay nit di ñaan yàlla jàmm rek aussi di wax tuuti ci suñu parrain bi vraiment ñun duñu koy gis nii rek dégg mais nit gu baax moom kenn mënu ko bonal. dëgg la si da nga koy ñaanal rek. boo koy ñaanalee da nga koy ñaanal lu baax. dëgg la soo ko ñaanalee lu bon da ngay tardé. mais final bi ñoo ngi woo ñëpp village yëpp. woo muqaata yi. wilaya yi. képp koo xam ne daal mën nga ci ñëw nga ñëw teew suñu mbokki waalo waalo yi nag tout ñoo ngi leen di woo de Gagny à Ndiago. bàyyiwuñu kenn. pour ñëpp la nag. c'est pas ñaareel ba du pour koppar. pour nit ñi la c'est pas kenn wutul foofu koppar foofu dara nekk fa. kon léegi woote bi est-ce que duñ ci jiite kon Waly bu Trarza Moulay Ibrahim njëkk koo. non woote moom ñun. bu ñu paree woo Bambawul Dramane maire pour. xam nga ñun ñoom maire Brosso. ñun tonton Bamadine député ñoom ñëpp ñoo ñëpp presque am na ñu bari jaarul leen waaw sama tonton Gisali secrétaire général IPR ñoom tamit woote bi man maay woote de ñoom ñëpp bëgg naa leen gis stade président de la République ñun président Ghazouani sax yëg na li ñuy def waaw son excellence son excellence parce que mooy suñu président donc moo tey bëgg nañu suñu réew tey bëgg nañu lépp lu nga xam ne lu ñuy def suñu réew mu nekk et puis coordinateur jeunesse Waalo lañ duppee mbir mi kon moom war na faa mën a teew en tout cas dana neex incha allah moom ñaanoonu yàlla équipe yi ñu nekk en forme yàlla may leen ñu fekke ko ñaan suñu parrain bi mu wér yàlla may ko enquête yeneen i noo ngi kiy séenu fu sore waaw yeneen i ndomba tànk amuñu daal lu dul ñaanaka ren nag mu nekk lu neex parce que duñu fi gis yu nga xam ni duñu gis yu bees xam nga ku nekk ci mbir ay at boo ci gisee lu bees da nga xam ni lu bees moom mi ngi ci et incha allah équipe yi laay waxal ni daañu kontaan incha allah daañ fair play waaw ku ko jël rek nag noonu xam ni kooku morom bi moo ko jël te dina baax incha allah kon nag bu mu am xëccoo bu mu am dara sport la ñëw football ku ñu gañe rek nga xam ni gañe nañ la ki gañe tamit mu xam ni moom tamit moom la yàlla may ndam li kon nag yaakaar naa moom man bu ñu tuddee Mamadou Diagne du ma ci am sago yaakaar naa soxna Ba yow tamit yaa ngi ci biir woote bi ak waa kër tonton Ibba yëpp donc xam naa daal diggante njëkk ak garag moom incha allah kenn du des keroog stade bi xam naa di ngeen xam ne nag am ngeen incha allah war a mun a parrain bu mat parrain kon li mu wax rek ñu ngi woo ñëpp parce que Trarza tamit xam nga Trarza moom ñu ko yàlla bindee mooy Mauritanie yëpp fa daje moom Trarza moom maanaam waaw macha allah xeet yëpp fa daje naari olof yi ak ñëpp macha allah ñu nekk nag dëkk bu rafet dëkk boo xamante ne nii tabaarakallah macha allah dëkk bu rafet la
donc loolu yëpp rek dina mën a feeñ ci li nga xamante ni moom moo di final bi waaye xam nga bu ngeen jëlee final bi duppee ko kii di Mamadou Diagne ñu ni kan mooy Mamadou Diagne ñu ni moom moo di coordonnateur jeunesse UPR bu Waalo léegi yéen seen tournoi bi yéen da ngeen di def politique tourné ko ci pouvoir bi wala yéen da ngeen a tuddee njaaxaanaay damay laajte rek de question la rek de li ngeen ko tuddee sama cousin bi neex na ma loolu waaye faaw ma laajte loolu. waaw xam nga suñu tournoi bi d'ailleurs association la. te association c'est politique. ça n'a rien à voir avec la mais léeg-léeg gars yi dañuy wax association ab politique fekk ñu ngi ca biir de. d'accord mais ñun nag loolu taxuñu jóg. ñun lu ñu tax a jóg mooy. fexe lëkkaloo doomu Waalo yi. ñu ànd nekk benn gën a yaatal seen biir. gën a xamante gën a doxal gën a yokk askan bi. loolu moo ñu tax a jóg. mais jóg di politique wala loolu. ku ci nekk na am nga droit def sa politique. mais nag association bi kenn du ko politiquer. kenn du ko politique kooku moom dañ koy wax suñu baat si kaw. duñ ko politiquer ci tey wala suba. président bu mënti ñëw aussi loolu lañ koy wax. commencé sa bopp man mii. ak ñi fi jot a jaar ak ñi ñëw suba. kenn du ko politiquer association Waalo tudd association Waalo tudd. ñun ñëpp nag ay citoyen lañu. bu ñu neexee mënuñu politique mënuñu far fu neex mais comme association moom tur association la rek si wàllu sport la loolu moo ko tax. d'accord kon parrain bi dañ ko koo tuddee ndaxte la muy représenté ca Waalo waaye pas ndaxte fii la bokk wala fee la bokk tonton mi. waaw ñun moom dëgg-dëgg xamuñu woon sax fu bokk. position am ci politique. dëgg la du woon li ñu xam xëy na mën naa am ñu ko xam mais ñun. tournoi bi kenn politique ko amul politique. mais quand même nit gu nekk mën nga bëgg lu la neex mën nga féyte fu la neex. kon mënu la ko tere. bokkul ak tournoi bi parce que moom même bu dee politique bu ma soxloo man mën naa dem ci moom. te du tournoi bi bu soxloo kii mën na dem ci moom te du tournoi bi. mais tournoi bi kenn politique ko moom nit la boo xam ni xëy na mbooloo toog na xalaat que mu nekk ndaw. ay mag moo daan ñëw. mu nekk ndaw ñu seet ko. xëy na am na ñeneen ñu mu nekkal gënu leen sax xëy na moom la yàlla def mu génn rek mais macha allah ñu wax ko mu d'accord bu neex loolu dafa neex xam nga sant sas nit dara wala bëgg ci moom dara nga jot ko bu dara jot ko dafa neex loo wut nga wut dara jot ko dafa neex aussi ñun mais quand même politique moom dafa nee na doomu réew mi ay Mauritanie la bu neexee ñu bu neex ñu dem ñoo xam ku nekk xam nga moom foo jëm waaw mais nag mënuma président mënul yóbbu association bi ci dara mënu fa yóbbu dara lu dul nga xam ne luy boole ay nit suñu amee nag suñu ndaw mu am lu muy wut nu mën ko dooleel pour mu am ko dañ koy jàppale dëgg la waaw ak lu mu mënti doon xamal na nekk daal suñu ndaw na nekk li muy def moom lu baax la. dëgg la wala li muy wut amal na ko njëriñ. amal na njëriñ askan bi wala amal na njëriñ entourage bi. loolu moom mooy suñu mais bu ñu soxloo ñun bu ñu gisee ndaw bu nga xam ne da nga samp sa ndënd. ci dara amuñu lu dul jàppale la. dëgg la yaakaar naa ne loolu du ñu jàppale la du ñu yàqal dara. parce que du dara daal du mais politique moom. xëy na par ku nekk ci politique foo ko wooyee ci dara rek. nit ñi daañu am beneen yaakaar bu ci rek mais du loolu. du loolu. d'accord macha allah kon nag comme ni nga ko waxee bés boobu ban heure lay tàmbali pour rek comme fi ñu toll nii nag ku ne xam na ne fi ñu toll nii. mois de décembre li ñu naan timis daanaka bu 6 heures jotee rek moom timis jot na fépp foo dem boo bañee timis fekk dafa bu la fa 6 heures fekk. comme que xam nañ tamit que ni stade ba xëy na ngir wàllum kaaraange. ak soriyaay bi ak xëy na éclairage bi ak yooyu yëpp ñu ma bëgg rek nga wax nit ñi rek ci ban waxtu lañ fa war a teewaay boo xam te ni du yàq parce que fête la comme que fête la dañ ko war a jox temps su ko defee fête bi neex ku ne lépp luñ ca bëgg a def wane ko ca luy taaral fête bi tamit ñu mun caa am kon nga wax ñu rek ban waxtu la fa nit ñi war a mën a teew. waaw damay commencer balaa nit ñi ci teew ñun suñu bopp. fa la ñu yendu. fa ngeen di yendu. waaw pour dire. lu tax ñu fa yendu parce que pour jël suñu matuwaay yëpp li nga xam ne dara du ñu échappé te du ñu bëgg mooy que nit ñi suñu mënoon ñëw teel sax lu mu gën a teel moo gën parce que coup d'envoi bi 16 heures la
16h lay commencé. 4h ci ngoon maanaam. 4h ci ngoon lay commencé. maanaam ku añ raxasu rek daal. ku añ daal mën nga raxasoo ba raxasoo mën nga fompoo sa loxo ci stade. ci stade ba. wala su nga ko jënd defee sandwich nga yóbbaale. parce que dafa am solo xam nga ni nga ko waxee aussi période bi ñu toll nii mois de décembre la. timis bu tàkkusaan jotee timis jot na. dëgg la. alors su fekkee te nit ñi nag am nañu habitude bu leen woolee ci wooyee ci mbir. au lieu que ñu teel jokk nu teel jokk. dañuy toog di xaar di waat dañuy añ naan ataaya ba siestaale. léeg-léeg sax am na yoo xam dina ñëw fekk nit ñi ngi tas. alors que loolu vraiment pertement la ci yow. parce que boo déplacé jëm ci mbir da ngay dem teel mu jaral la parce que benn bis la. dëgg la am ñëpp benn bis la ñu woote. bi ñu ci woote vraiment ku ci ne war mën jël sa matuwaay. nga teel añ teel li ñëw jël sa place nga toog parce que dafa am solo aussi. nga ñëw fekk ñëpp toog amoo fi nga toog ngay xool fi ngay toog. donc soo teelee ñëw daa am place. nga toog fi nga war a toog seetaan lépp dara du la umb. dëgg la lu xew nga xam ko. su ko defee yow mi demoon ku demul woon mënul woon la jotul dem daa ko mën nett li fi xewoon. mu leer mais quand même là 16h incha allah. moom la ñu bëgg muy 4h ci ngoon. bëgg ñëpp teew fa parce que mooy coup d'envoi bi. te kuy seetaan match nag war nga au moins vraiment nga fekk début match bi. parce que loolu moom boo dee xaar ba fin match bi jeex nga soogee si doo xam lu nekk si match bi. donc su yooyu nag am na ñuy prévoir. parce que balaa muy guddi ndax loolu yëpp il faut parce que amul éclairage. dëgg la éclairage amul fa donc am na nga xam ne ñoo ngi koy jumtuwaay ñoo ngi koy préparé. pour que loolu su fekkee ne vraiment dem nañ ba toll foofu. ñu mën am ay éclairage yi nga xam ne vraiment daañu ko mën a assurer pour mu terminer. parce que aussi fu wàllu football wala organisation léeg-léeg nga am ay contretemps yi nga xam ni. c'est indépendamment de ci sa volonté. ay contretemps yi ñëw la nga xam ni c'était pas prévu mais yooyu nekk nag boo teelee ñëw yooyu daa ko mën a maîtriser quoi mais boo teelul ñëw nag temps bi da lay perdre. ma ngay perdre temps bi quoi donc loolu. dëgg la yal na leen ci yàlla may ndam bu kawe seen njort mu am njort bu rafet ni nag bés bi dina wuyu borom incha allah rabbuna jongante la coupe la est-ce que ku gañ coupe di wala di nga am koppar gu bari goo yóbbu wala ngir mën a bay toolu ceeb. incha allah non xam nga coupe bi moom. wala moom boo déggee ni jël nga coupe sax même bu fekkoon koppar lañ la jox da ngay kontaan. dëgg la mais nag coupe la en général day am coupe dana am tuuti lu nga xam ni mën nga ci. li nga mën a bay mën nga ci feet non bay moom. wala ñu ngi bay léegi ci ceeb bi ñor na sax presque. coupe bi. lépp amul solo li ci am solo yëpp. moo di coupe bi même li man wóor na ma ni équipe li ngay def say regroupement ak yooyu mënuloo ko am ci tournoi bi. tournoi bi dëgg la mënuloo ko am. dëgg la mais li ci neex rek. moo di. bokk naa diw bokk nga boo bokkee li ñëpp bokk. bokk rek même boo gaawee génne na nga bokk. dëgg la parce que tournoi bi loolu la. mais coupe. kenn yaakaaru xaalis même ñuy joué xam nañu. réalité yi nekk ci tournoi bi léegi. du xaalis moo la tax nga jiitu. kii nekk waa bureau bi du xaalis moo tax ñu toog fi. amul dara. man maa lay wax amul dara. maanaam kon daal participation rek la pour dajale ay nit boole ay nit mu jeex mu neex. nit ñi gis lu neex. ku nekk dem si di ko fàttaliku nag bu dee lu neex dañ ko fàttaliku. waaw mais waaw ni mu bare ay cadre nag yéen tamit nag tax yéen tamit nag coupe bi amul xaalis. non xaalis coupe bi ñàkkul xaalis. ah déedéet li nga wax mooy coupe bi amul xaalis. non. parce que boo nee tuuti rek boo xam ne mën leen sax defal seen regroupement ak yooyu. ak léegi xale yi ni ñu bëggee xaalis yoo ko waxee. li moo tax que yéen 9 villages di participer. ci 23 villages. ñuy football dépense tournoi bi. ak waa ministère de la jeunesse tamit est-ce que yéen nañ leen di accroché parce que yéen. parce que yéen ci jeunesse bi ngeen bokk. ministère de sport. même bu leen ak waa fédération ñëpp bu leen dañ leen ngeen war a dem ñu dimbali leen. bàyyi football boo ci dee wax koppar bi boo ko bu dee football. amateur yow da ngaa yore yow da ngaa aj bañ ko téen dañuy téen ba xool asamaan. yow koppar gi ngay yore bañ ko tudd. non koppar football boo ci nekkee tournoi waalo. bu di xalaat koppar. ku ci nekk bu xalaat koppar. ñoom ñuy football xam nañu lu ñu wut si. du koppar bi li ñu wut si. man maa fi toog bëgg leen a jaxase pour bëgg leen wax ñoom nañu xalaat koppar bi non ñoom xam nañu boo leen même moo leen waxee ñoom li nekk seen bopp dugg nañ ci ba pare dootul jëm. kon mënu ma leen jaxase daal ñu leen koppar ñaareel ba dafa fekk li nekk ci li fi nekk. dara umpu ci. amul lu ci li fi nekk ñëpp lépp li ñu xam. kenn mënul ki nekk ci tournoi bi. mën na la wax lépp lu fay dox. dëgg parce que def ngeen ko ci transparence ba nga xamante ni lépp a leer surtout ça. loolu mooy wax ji. parce que dépense tournoi bi. mën na am ñëpp xam nañ ko. li nga war dépenser chaque match. koo laaj joueur bi sax soo ko laajoon dana la ko wax. xam na ko donc kooku du lu de li ñuy am. comme ni pour organisation li ñuy am bu ñu dee football. équipe bi day teg indi
ku ko toogal ci bunt bi ñaari équipe yi teg ko te ñun ñu teg kenn ñoom ñaar bu ñu paree nag ñoo xam mais booy yóbbul sa équipe ni ko tey jii juróom laa am moom dana xam ni yow moom juróom nga am dafa leer daal amul macha allah waaw xam nga moom gaa d'habitude ànd mbooloo moom dafa jafe jiite mbooloo ci wàllum koppar dafa jafe donc d'habitude su ànd ba yàggee rek xam leen ni koppar ga moom nañ koy jox doxalee leer na parce que nit ñi moom tamit léegi mu kenn ñëpp a yeewu kenn mënutul nax kenn mais bu amee transparence rek ànd bi dina gën a dina yàgg te du am benn problème. xam nga mbiru koppar man biñ may def trésorier général kenn xamuma dëgg la bi ma ñëwee juste ñun Medoune yaay trésorier général xam nga ñaareel ba ñun ñu fi nekk ça fait 4 éditions maa ngi fi te 2 ans laa fi waroon def donc maa ngi sant yàlla ne ndam la ci man ak ñi ma ko doon def donc loolu tax jub dafa baax macha allah doxal bu baax parce que mbir nag boo ci nekkee du ñëpp la nit dana am ñu la bëgg te defuloo leen dara dina am ñu nga xam ne daañu la bañ te dëgg la defuloo leen dara yooyu du mais dund tunu ko alhamdulilah ñun chronique nañ ci li dox ci tournoi bi ba nga xam ne looy wax sax même bu dee safaanu lu ñuy def dafay mel naka da nga ànd ak ñun amul problème boobu mais du koppar waaw jub rek am solo sax jub rek am solo waaw dama bëggoon yokk juste ci wàllu koppar bi ngeen di wax rek parce que xam nga c'est-à-dire que tournoi bi ñu koy def defuñu ko pour koppar dëgg la c'est-à-dire ñëwuñu fi pour am fi koppar dëgg la mais duñu ñëw pour benn engagement moo ñu tax a jóg am lu ñu gëm ñu bëgg a taxaw doxal ko mais koppar il faut mu am ci parce que moo tax li nga bëgg a def nga def ko te d'ailleurs bu ñuy comme avant ñu commencé ñu bari ci autorité daa leen gis dem nañu déplacé dem seen kër waxtaan ak ñoom bari sax d'ailleurs duñuy def suñu budget tournoi bi yóbbu leen ko ku ci nekk ñu jox la sa lettre jox la budget bi li nga xam moom la ñuy am moom ci budget pour sa soutien li nga xam ne mën nga ci apporter donc loolu su fekkoon koppar bi am na li nga xam ne su fekkoon am nañ ko ci li nga xam noonu ko bëggee dina facilité yu bare ci wàllu tournoi bi dana permettre dëkk yu bare mën a participer dana permettre suñu mën jël en charge ci lu bari ci dëkk yi même li wàllu transport sax waaw yóbbu équipe bi dem ak dellusi yooyu man daañu ko mën def foofu nga war a jëm ci loolu nag loolu cadre waalo yi dañoo war a jàpp ci mbir mi bokk na suñu bu dëgër bu ko defee ren sax bokkoon na suñu mébét loolu pour ma jëli en charge ci yenn yenn charge yi ci équipe bi pour ñu mën a féete mën a alléger ñoom su ko defee ñu mën a participer massivement quoi loolu aussi bokk na suñu waaw nañ dem ci cadre yi nañu génne t-shirt yi jox xale yi comme ça fête bi gën a rafet xale yi mën a ñëw indaale seen ay supporters waaw jigéen yi mën a seen ay déguisement ñëw loolu yëpp mën nañ dem sax ba pourquoi pas final tournoi waalo bi am ay troupe yu jugee waalo ñëw ñu def folklore macha allah bu rafet boo xamante ne ni day nekk vraiment fetu waalo nga xam ne ñëpp dañu koy xaar dañu xam ne chaque at bu waxtu bi jotee waalo yi dañoo def seen final tournoi village yi lépp lu village yi am ci aada ak cosaan ñu war ko mën a jëmal ci tournoi boobu yaakaar naa loolu yëpp rek day fédéré rek gën a boole gën a rattaxal mbir yi gën a baax léegi lan rek nga bëggoon yokk ci woote bi wala ci seen association bi la tax ñu yëkkati jotaay bi waaw association bi moom ñoo ngi woote parce que ñi may jëkk woo mooy groupe organisation bi comme li ñu wax rek jour final ñun ñëpp duñu bëgg a daje ci benn place parce que bëgguñu lu ñu jamee nun loolu bëgguñu ko nunu def lépp si loolu rek la di ñaanal yàlla waa télévision nag ngeen ñëw fa parce que du lu tuuti de waaw moom kay télévision moom bu ngeen bindee lettre rek macha allah moom daañu fa ñëw daal di defal leen couverture parce que télévision nationale ni ma koy faral di waxee télévision nationale dafa wuyu turam askan bi yëpp ñoom ñoo ko moom waaye comme ni ñu koy waxee administration këyit la xam lépp lu doomi réew mi di yëngal fii ci biir réew mi su bindee këyit télévision nationale daañu ko yebal équipe ñu ñëw defal ko couverture génne ko journal arabe génne ko journal français loolu dafa baax ci ñëpp xam ko mais munoo toog par exemple ba bis bi bisu activité bi ñëw wala loolu nga bëgg télévision ñëw des fois ñu loolu ñu indi ay jafe-jafe duñ ko mën mais képp ku bind lettre du pour ñoom sax mais pour ñëpp rek ñu ñuy seetaan ndaxte problème bi des fois day faral di am ngeen xam ne télévision nationale la te fépp fu ngeen nekk léegi ci biir réew mi même fa gën a sori bu ngeen fa defee seen activité bind lettre parce que télévision mi ngi léegi si wilaya yëpp ñu ngi foofu am fa ay antenne macha allah yu liggéey ay équipe yu dynamique mun nañ leen fekk fu ngeen munti doon yëngatu di daal leen koy wane ci seen télévision nationale monsieur le président yow la ngay tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy d'abord mooy li mu ci bëggoon yokk tuuti rek mooy que ni mbir mi mbiru waalo la te képp ko xam ne doomaanu waalo rek yaa ngi ci biir bu ma commencé yàgg na ñu ko dégg bari na donc am na fi nga xam ne boo fa toll waroo xaar ñu woolo
li nga bokk da nga war a boo ko déggee nga ñëw def sa participation wala ñëw taxaw si te ñuy wooyu ñëpp te yéen ñi nga xam ne yéen journalistes yi ngeen gën a yokk seen taxawaay parce que mbir mi seen mbir la lépp li ngeen dégg ngeen fexe dañ ci kumpa ngeen am seen émission waxtaan na ñi gën a yokk siiwal aussi suñu mbir mi parce que yenn réussite yu bëri ci information yi wala jàll ci au niveau de la télévision wala ci au niveau de la rajo donc mu nekk li nga xam ne seen liggéey yéen seen wàlla gënuñu leen ko xam parce que ci ngeen ci yëngatu mais ngeen gën ci taxaw rek ndax su ko defee ma gën a jëm kanam ñu woo ñëpp fàtte wuñu kenn ni ñëw parce que bis seen bis la quoi bëgg nañu aussi ñu tamit nekk am beauté ñëpp ku ci nekk dem ci jàmm incha allah yal na ko yàlla def ñu ngi ci jamonoy Covid ba message ngeen am ci geste barrière yi comme que mbooloo ngeen di dajale tamit te Covid ba tey mi ngi fi jugu fi. waaw effectivement parce que loolu aussi bokk na aussi ci li nga xam ne programme nañ ko. parce que mesure barrière moom kenn du ko négliger. te aussi communication ba yaa jot nañ ko wax équipe bi. képp kuy ñëw aussi bu ñu ñëwee ci équipe bi du ñàkk aussi daañu am suñu ay masque sax yi nga xam daan ko indi. pour soit ñu jaay ko wala ñu joxe ko gratuitement ça dépend. d'accord donc loolu yëpp nag parce que mi ngi fi ba léegi jeexagul. donc matuwaay moom ñu ngi koy jël incha allah. tonton bi duñ ci loolu. waaw non Covid bi naka jekk duñ doon suñuy dernier match ci Covid bi duñ ko préparé bu baax. parce que mbir la bu nga xam ni ñëpp ko ragal yàlla na fi yàlla jëlee rek. amiin mais duñ doon jënd masque gel tout duñ koy teg. pour nit ñi. parce que temps bu gàtt. xëy na mënoon daan ci jéem la maximum. ba nga xam ne kuy dugg sax gis nu nuy ñenn ñi sax dem nañu bay bu ñuy ñëw ñooy préparer seen bopp. masque bopp dëgg la loolu mooy yoon aussi kooku dimbali bu baax. d'accord kon nag yéen ñi seetaan rek pour sax ngeen bañ a ñëw fu ñu jox ay masque di leen ko jaay wala di leen ko may. kuy jógee sa kër rek nga gàdduwaale sa masque ba ndaxte Covid bi moom ba tey mi ngi fi jóge fi. bis bu ne moom ñu xar kanam bu bees ay variant yëpp donc nag pour muccal ci sa njaboot te comme que dañoo ñëw pour fêter na ku nekk rek gàddu sa masque bu ñu ñëwee bu ñu mënee def distanciation sociale maanaam dandante ñu daal di dandante suñ ko mun nit ku ne na takk rek sa masque yore sa gel ñaan yàlla muccal ci suñu njaboot kon nag mi ngi noonu ñu fi dalaloon tey waa association Waalo Sport ma dalaloon président bi di Assane Diakhaté trésorier général bi di Medoune Gueye ñoo seqoon nag waxtaan ci seen tournoi boobule rawatina ak bésu cëppaandaw bi di final bi ñu koy amal 18 décembre fële ca stade Melax bu ñeenti waxtu jotee maanaam ci bëccëg maanaam ku añ rek na nga daw foofu noonu raxasu yee teg nañ ko ci buntu stade bi nga raxasu soogaam dugg ci biir stade bi ñëpp ñëw ci waxtu ñu daal di koy duppee nag sunu càmmiñ di Mamadou Diagne ñuy wax di rek xam naa ni moom jeunesse Waalo bi yëpp kenn du des ginnaaw rawatina ak waa fi nga xam ne moom moo di waa Garak ak waa Tungeen ak waa Rosso Kër Moor ak ñëpp bàyyiwuñu kenn ñëpp rek daal di koy dem wuyu ji gunge ko ci stade ba ñuy woon ak cadre Waalo yëpp bu kenn des parce que ñoom ñooy mag ñoom ñoo mën a dooleel xale yi gunge leen ba xale yi daal di ñeme di jaajëfal équipe technique bi ma àndaloon sama caméraman réalisateur waa Nodal preneur de son bi ñoom ñëpp rek te di leen jox nag dig daje ba beneen yoon incha allah.